asalaamaaleykum mbokku internet yi ginnaaw ba leen nuyoo di leen jaajëfal bu baax ñu ngi fii encore une fois fii ci commune Tivaouane Peulh Niaga rawat na fii ci Tivaouane Peulh ñu daal di ñëw fii nga xamante ni fii la jiwe boobu ngeen di dégg nga xamante ni xewoon na ba ñu ne suba la Korité la nuit du dimanche ñëwoon fii ngeen xamante ni mooy assassinat wala meurtre boobu boo xamante ni dégg nga ko soxna si ñu koy wax maar fii nii si ginnaaw la xewee woon ba tax na tey jii nii suñu ay équipe ñu daal di ñëw fii pour constater les choses en même temps gis ngeen ni ginnaaw ba loolu xewee association wu ndaw yi nekk si quartier bi ak délégué de quartier yi ak kilifa yi nekk si quartier dañoo jëloon benn opération daal di benn concept daal di koy créer muy opération boo xam te ne daal di def set setal ngir daal di gën a leeral seen ay koñ ngir au moins ñu jàpp ni loolu buñ ko gisee buñ ko defee daañu mën a gis képp koo xamante ni yaa ngi dugg si koñ bi yaa ngi dugg si quartier parce que dafa nekk zone boo xamante ne yàggul ba fi nit di dëkk si mu nekk sancaan boo xamante ne sancaan bu bees la yàggul ba si ay nit daal di samp ab kër di fi daal di dëkk si mu nekk zone boo xamante ne dafa xaw a ginnaawe lool ba tax na tey jii nii boo leen gisee zone bi dafa bëree ay ñax daal di bëree lu si mel ne ay garab ak lu ñuy wax ay filao ba tax na tey jii nii ñoom ndaw yooyu nga xam ne ñooy yeewoo fii si quartier bi ak délégué de quartier yi daal di woon joxante rendez-vous fii ñu daal di koy tàmbali fii si ginnaaw nga xam ne jiw bi foofu la amee woon ñu daal di koy nettoyer ba mu set daal di dagg bépp garab boo xamante ne moo ngi fa ak luy xamante ne luy filaaw wala pour daal di gën a leeral dem bi dëkk bi daal di gën a leeral nit ñi fiy dugg pour ñu mun leen gis loolu rek yaakaar naa buñ ko defee si wàllum loo xamante ne mun nañ ko jàpp ni si wàllum loo xamante ne mun na bokk si luy xeex wàllum insécurité naka noonu suñu équipe daal di ñëw constater les choses daal di jëlaale en même temps ces éléments xam naa ci biir reportage bi incha allah dinañ leen digtal ñoom seen xalaat ak sew ak seen mbëbët rawat na si quartier bi nga xam te ñu ngi si dëkk ñu constaté lu fi nekk loo xam te ne manqué na fi bëri na ñun ñu koy signaler sànq mais xam naa ci biir reportage bi dinañ ko gën a yaatal ak ñoom ñoo xamante ne ñoom ñoo dëkk si quartier bi incha allah donc ñu dem déglu leen soobee yàlla incha allah. kat nekk fii ak ndaw ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ci quartier bi di fi yeewoo ak seen ay kilifa ak seen ay mag ak délégué de quartier yi en même temps ci biir ñoom ñëpp ñu ngi ci ñu daal di amal opération set setal bii nii kii ma taxaw nag di Ousmane Coly nekk njiitalu ndaw yi ñu fi nekk moom mu yor seen kàddu ñu nar ko laaj moom concept bi ak ana lan moo waral bile concept surtout daal di def ab set setal ci quartier bi ngir cadre de vie bi ak en même temps seen suma juumul ngir daal di xeex lépp loo xamante ne bokk na ci insécurité fii ci seen diwaan Ousmane nuyu na la. salaamaaleykum fay naa leen maa ngi gërëm ñëpp di siyaar ñëpp di bëggewaat ñëpp di leen bëggee yéen ñi di leen wax ni leen amuñu seen i fay presse sénégalais nii rek lii mooy mbëbëtam kon jeunesse bi ay wala population bi ay ñu ñëw jàppale ñu encore une fois maa leen di sant li leen gërëm encore une fois initiative bi nag c'est la première fois ñu koy doog a def ci Darou Rahmane 4 ndax mouvement des jeunes bañ ko créé ci secteur bi yàggul mun na def 2 mois ba 3 mois ma juumale j'espère suñ première opération nag moo nekkoon dañoo defaroon ay ndogu dool ko ci kër yi bi mooy deuxième opération waaw par la suite gis nañ jeune bi yëpp génn nañ mobiliser nañ waaw c'est bien beau encore une fois lu tax ñu gën koo def pour xeex violence bi ndax l'autre fois lu yàggul dara lañ fi fekk benn yaay booy ci këram am jëf ju ñaaw ñu ko def violé ko pare faat ko mu metti ñu torop nag depuis cela nag ñu ne toutes les opérations sont possibles pour xam rek Darou Rahmane 4 nekk en très bonne stable ok raison pour laquelle nag ñu nekk ci statut bi bii nag mooy suñu deuxième opération mais des na yeneen ak yeneen yoo xamante ni waaw ça reste à venir incha allah. d'accord dañu ñëwee ci quartier bi en tout cas gis nañ ndaw ñi fi nekk ñëpp gis nañ ay ndaw yu takku yu bëri en tout cas ay xale ak ay jigéen ñëpp daal di génn wuy ci la ci concept bii ngeen créé nga xam ne da ngeen di daal di yeesal quartier bi. yaa ngi koy énumérer sànq lu ab jiyee daal di fi woon xew ab meurtre daal di fi am ngeen daal di jóg ngir daal di xeex loolu ginnaaw set setal bii ngeen def ana yan plan de stratégie ngeen daal di mën teg en même temps puisque yéenee ndaw quartier bi ngir daal di gën a mën a ñangal seen xeex ngir ngeen mun fi dàq lii nga xam te ni mooy violence. deuxième lieu bëgg nañ kon comité de vigilance ci koñ bi ndax loolu tamit priorité la mais comme nu nga ko gisee nii rek quartier bi màggagul c'est une quartier encore tout petit. Tu vois, ça reste beaucoup de choses à faire mais loolu mooy troisième étape bi waaw moom lañ bëgg après par la suite nekk ci encore une fois maa ngi gërëm ndaw ñi nag ndax amuñu seen fay waa gis nga nuñ mobiliser woo
c'est bien beau man je m'attendais même pas à ça billaay wallaay ñëpp génn nañ jàpp ci combat bi may sant encore une fois suñu papi ñoom tamit génn nañ waaw jàpp ci combat bi ok lii la morom jullit mënal moromam nga aaye rek nit ñi ñëw jàpp ci ok encore une fois maa leen di jaajëfal. ginnaaw loolu bañ ñëwee gis nañ ay matériel daal di génn fii lu si bëri lu si mel ni ay pelle râteau ak brouette daal di génn est-ce que tey jii nii matériel yi nii yéen en tant que yaa ngi wax mouvement bi wala association bi yàggul am na ñetti weer est-ce que si seen ay propres moyens ngeen daal déployer yeeg ngir daal di def bile opération. ok di nuyuwaale de passage kii Mor Dieng. waaw def na ci participation matériel am yu bari Tivaouane Peulh la jógee foyer des jeunes waaw ñoo ngi koy gërëm di ko sant encore une fois ak Sali tamit ay matériel am ñëw na kon boog du suñu propre moyen mais juste dañu koo aal ñoo xamante ne ay bonne volonté lañ nekk ci commune bi muy Tivaouane Peulh ñàgg ñoom ñoo ñu ko baaxee buñ paree dañ leen koy dellawaat ci njëkk ak teraanga ñu leen di sant encore une fois di leen gërëm muy Mor Dieng ak Sali waaw. ginnaaw loolu ñu daal di tëj ginnaaw insécurité bi nga notifié ana yan encore jafe-jafe nga jàpp ne tey jii nii mu ngi si gox bi nga xam ne mooy daaru bi ngeen dëkk. la première des choses mooy courant waaw bëgg nañ dans les délais qui viennent bëgg nañ stabilité ci koñ bi courant mooy priorité numéro 1 ndox topp ci ndax foog naa ni quartier yu ñu gën a jege ñoo xamante ni waaw dañoo nekk ci même statut dañoo jënd tabax am nañ courant kon pourquoi pas ñun. l'autre fois nag maire yi ñëw na fi monsieur le maire ñëw na fi dig nañu courant dig nañu ay poto yu dugg si fii lu yàggul dara mais semaine bi la waxoon semaine bi gisuñu dara tu vois maa ngi doon wax ak délégué mais neen la semaine qui suit mooy semaine bi di ñëw waaw ñoo ngi koy xaarandi avec patience nag te encore une fois na xam ni jeune bi ils sont conscients moom lu tax ñu tagaat ko fi ñu reconduire ko juste pour mu liggéey commune Tivaouane Peulh ñàgg tu vois ñun nag Daaru Rahman 4 ba léegi gisaguñu suñu bopp te pourtant moom lañ sandil carte tu vois te pourtant monsieur le maire yow lañ sandil carte encore une fois ñu ngi lay interpeller nga ñëw jàppale ñun Daaru Rahman 4 waaw courant mooy priorité numéro 1 ndax courant bu fi amoon incidence bu fi amoon du fi am l'autre fois bëgg naa waxaat avant maire bi am na benn bitig bu fi amoon waa ji loolu moo tax mu daw ay 4 heures du matin lañ ñëw bëgg a dajji bitig fekk moom moo ngi ci biir imagine bu nekkuloon ci bitig bi dañuy daj yóbbu bagage yi ok avant lii di am loolu moo njëkk am mais ñu bari waxuñu ko interpellé wuñu ko ok di ci waxaat di ñaaxaat monsieur le maire ak ñu mu àndal rek nañu jàppale Daaru Rahman 4 waaw nit ki bu lay jàppale da nga koy jàppale te ñun ñoo ngi koy jàppale kon moom tamit nañu rendre la monnaie de notre pièce ok merci. ñu lay jaajëfal. ok merci beaucoup maa leen di jaajëfal di leen char waaw di leen gërëmaat bu wér amuñu seen i fay. yéen waa presse bi buñ la nuyoo di la jaajëfal bu baax a baax waaw di wax ni rek pour dul dara setal dafa am solo ndax it réerewoo mbir ni président loolu la digle te képp koo xamante ne nii yaa ngi yeewoo ci gox. sa biir kër d'abord fa nga war a commencer di defar muy set parce que set bu dul dara dafa baax ci doomu aadama gannaaw sa biir kër nga gis ni sa quartier kat des fois dina am ay désordement yoo xamante ne nii fële que rek yéen ñi nga xamante ne yéen dëkk ci quartier bi yéen mobilisé wu ngeen ñëw mën ko defar boo xamante ne nii day tegu ci yoon waaw loolu moo waral bi nga xamante ne nii délégué bi moom à tout moment. moom lépp loo xamante ne nii gis na ni bu ko defee rek quartier bi dina gën a jëm kanam moom loolu mu ngi ciy xar si tànku tubéyam waaw ci la mobiliser gars yëpp ni leen am nañ jour boo xam ne daal dañuy prévoir muy dimanche pour ñu def setal pour quartier bi bon depuis ñu yëg loolu nag ñun ñëpp donte jeunes yi ñu ngi fi ñun it il faut que ñu ànd ak ñoom parce que nekkuñu ay père de famille yoo xamante ni war nañ mën a bàyyeeku comme ça que di ko bàyyee ak xale yi fële ñu génn ñun ñëpp ñu jàpp ci. su ko defee quartier bi dina gën a jëm kanam te ku ñu gis tamit dina xam ne li nga xamante ni président woote na ko ñu ngi ko ci jàppale di def le maximum ci lu ñu mën waaw d'ailleurs nag quartier bi doon na quartier boo xamante ne nii sancaan la taxu ko diire yoonu diiraan yi mais ci kaw loolu buñ amoon sécurité dinañu gën a amal solo lool te sécurité kenn mënul wax sécurité te boole woo ci courant première chose. loolu actuellement ni moo nekk suñu problème principal boo xamante ne nii bu ñu sañoon lépp loo xamante ne ni état mën na pour jàppale ñu ko mu jàppalee ñu ko waaw parce que sécurité moo lay permettre nga mën a éduquer sa njaboot ci yenn yi bon bu fekkee nag amuloo sécurité tamit loolu day xaw a doy waar pour nga mën a éduquer sa njaboot ndax quartier bi mel na quartier boo xamante ne nii fokk ñu am fi éclairage parce que mënu fi ñàkk waaw loolu daal jàpp nañ ni buñ ci état jàppale woon dina gën a am solo. waaw setal bi nag lu mënul ñàkk la parce que bu dul dara nit moom set dafa bokk ci yow waaw bañ wootee nag pour génn ñun ñëpp
ku si nekk tëj nga sa kër génn rien que rek pour quartier bi am melokaan boo xamante ne bu mucc ayib la waaw loolu daal moo waraloon suñu teewaay tey ñu pare pour ànd ñëpp rek pour ñu defar quartier bi mu gën a jëm ci kanam daal. d'accord bu mel ne yaa ngi souligné lu si mel ne problème insécurité. comme que quartier bi yéen a ko wax sancaan bu bees la yàggul. waaye est-ce que tamit léeg-léeg yéen a ngi def ay di taxaw seetlu xool ñëpp ñoo xamante ne jàpp ngeen di dugg nañ si quartier bi xàmmee wala ngeen mun leen identifier. bu jaree dénoncé ngeen parce que loolu tamit bokk na si loo xamante ni parfois dina gën a yombal. liggéey bi dina gën a yombal xeexum insécurité est-ce que tamit depuis loolu ba mu xëyee ba léegi yéen a ngi bàyyi xel si quartier bu baax. pour ngeen mën a ràññee ñoo xamante ne bokkuñu fi. ñu fiy dugg mel ne liy def lu xale yi naan saltal dëkk bi. waaw bon lu jiitu set setal bi. délégué moom yàgg na di taxawaay bu mel nii. waaw même bu dul éclairage. à chaque fois moom mu ngi woote rien que rek pour ñu taxawaay boo xamante ne pour ñun ñëpp dañuy mën a jàpp ci quartier bi. ndax kenn rek mënul dem il faut que mbooloo ñoo mën a àndandoo di xàcceendoo di dóorandoo. loolu ñu ngi ci. lépp lu nga xam ne daal buñ ko dénoncé dinañu gën a may doole ñu ngi ci ndax moom ñoo ko jiital mais bàyyiwuñu ko seetaanuñu ko lu ñu jàpp ni daal suñu defee effort bii nii quartier bi dina gën a jëm kanam jàpp naa ni ñu ngi ci ñun ñëpp ñoo bokk benn bëgg-bëgg muy quartier bi avancé ñu am sécurité ñu mën a yor suñu njaboot ci yorin boo xamante ne ni yorin bu mucc ayib la mais tant que amuloo sécurité loo mën a liggéey tamit day des te sécurité kenn mënu ko wax te boolewuloo ci courant ñun daal lii suñu problème principal dinaa la ko waxaat mooy courant bi suñu ko xasee ba dugalal fii moom wax dëgg yàlla dinañu gën a jàppale ci suñu nekk. waaw salaamaaleykum waa Darou Rahmane 4 ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax wax dëgg lii rafet na moom xale yi góorgóorlu nañ bu baax a baax la ñu waxoon rek moom la ñuy waxaat mooy ñu góorgóorlu ci suñu feebar muy courant ak ndox soxla nañ ko bu baax a baax nañu ci jàppale li ñu mën ñu ngi ciy jéem li nga xam ne mën nañ ko defal suñu bopp ñu ngi ciy dem guddeeg bëccëg mais dafa am loo xam ne nag suñu loxo jotu ko ñoom ñi nga xam ne mën nañ ko nag nañ ci taxaw bu baax a baax parce que ci réew mi lañ bokk comme saay bu ñu laajee carte dañuy joxe carte ñun itam dafa am loo xam ne buñ ko laajee nañu góorgóorlu jox ñu ko parce que mooy tax ànd neex mais ànd boo kenn ki di def kenn ki deful ànd boobu day yàqu te ku nekk rek am na foo mun a dimbale sa morom am nga foo mun a xañe sa morom kon nag nañu jàppalante bu baax a baax waaw courant daal ak ndox soxla nañ ko jigéen yi ñu ngi góorgóorlu ñu ngi daw gudde ak bëccëg mais seen xel dalul ñun góor yi itam suñu xel dalul parce que li fi am semaine yi passé ñëpp a ko gisandoo neexul kenn mais ku amul moyen lu ne mën na laa fekk sécurité amul fi fii yëpp gis ngeen ko guddi fi mu ne nii boo dawee fan nga jëm amoo loo xam ne sécurité boo xam ne wóor na la ne lii bu ma dawee dana am lu ma baare amul parce que gisoo courant gisoo dara kon nag nañu góorgóorlu jox ñu courant nañu góorgóorlu jox ñu ndox nañu góorgóorlu jàppale jigéen yi jàppale xale yi ñi yëpp ngay gis dañu war a jàng ñi yëpp dañu war a jàng mais ku sa kër amul courant sa doom naka lay jànge guddi du jàng dara parce que amul lumière sondeel bi mën nga ko taal ba mu indi leneen kon nag nañu jàppale te yàlla tax ñu dimle ñu yéen nag ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant bu baax a baax jërë ngeen jëf waa Darou Rahmane 4 sant nañ leen bu baax a baax jërë ngeen jëf. ñu ngi ziar kulluhum ñu ngi ci commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab plus précisément ci quartier bu ñu naan Darou Rahmane 4 Tivaouane Peulh mu nekk quartier boo xam ni moo ngi ci diggante Tivaouane Peulh ak Niaga nekk quartier boo xam ni bañ koy sancee yàggul mën nañ ni ay weer lay toll ñu nemmeeku fi woon aussi tamit ay lu ci mel ni insécurité bi nga xam ne carrément amoon na ci quartier bi ndax quartier bii buñ delloo si ginnaaw tuuti amoon na ay cas d'agression ba sax femme boobu ñu faatoon dëkkoon fii ci quartier bi ñu naan ko Marème War donc nemmeeku nañ quartier boo xam ni la
quartier bu soxla ndimbal la tey ñu ñëw fi en tant que le président du mouvement Tivaouane Peulh laa dëkk mais ñëw fi en tant que aussi tamit ki nga xam ni tey doon na jàppale maire ci li nga xam ni carrément mooy élection yi passé di leen fàttali quartier bii nekk na quartier boo xam ne élection locale yi ñoom ñëpp dañoon joxoon bopp kii di ki nga xam ne carrément mooy monsieur le maire donc tey benn xalaat lañ am benn vision lañ am benn ngëm-ngëm lañ am mooy tey ki nga xam ni carrément mooy jàppale nañ ko mooy monsieur le maire tey mu xool leen tey mu delloo buum ca mbooy ga maam mooy jàppale leen quartier bi nekk na quartier boo xam ni waxoon naa ko sànq sama biir wax bañ ko sañcee yàggul problème courant am na fi yaakaar naa ni tey dinañ ko génne fii lii si suuf lay jaar monsieur le maire jaaroon na fi waxoon na d'ici 2 semaines dina leen jàppale pour li nga xam ni carrément mooy éclairage public am fii li nga xam ni carrément mooy ndox nekk na ci quartier bi yaakaar am na fii nii ci problème mu quartier bi ci la bokk tax délégué bi dina leen ko wan léegi ci teen la ñuy root ba léegi donc mu nekk ay problèmes yoo xam ni ay problèmes yu bëri yoo xam ni war nañ ko mën a soulever ñun en tant que ndaw suñu war a garab mooy fépp fi nga xam ni carrément jafe-jafe nekk na fa tey ñu génne ko population bi xam ko yàlla dimbali ñu tey ñu ànd ak ki nga xam ni carrément moom monsieur le maire duñ ko jaay fépp foo xam ne problème am na fa dinañ fa dem wane ko ba population bi yëpp xam ko mais aussi dem ci monsieur le maire jooytu ko ba problème boobu noonu mu saafaraw donc yaakaar naa ne tey loolu noonu tey moo nekk suñ tànk fii nii ci quartier bi aussi tamit di sant bu baax a baax le président muy Ousmane di ko nuyu di nuyu aussi ki nga xam ni carrément mooy seen délégué bi ndax ay jàmbaar lañ fépp fi nga xam ni carrément tey war nañ fa taxawu quartier bi te ñu ngi fay taxawu quartier bi kon loolu yaakaar naa ni tey boo amee ay jeunes yu mel noonu am délégué bu mel noonu yaakaar naa ni quartier bi dama naan dañoo war a sant lu mu si gën a neex tey ci quartier bi tey ba ma ñëwee ñun ñëpp nemmeeku nañ buñ musaa dem si seetal ay ndaw rek lañ fay gis ay xale rek lañ fay gis tey boo ñëwee ci quartier bi di nga xam ni cohésion sociale am na fi di nga gis mag ñi di nga gis xale yi ñoom ñëpp ñu génn bokk ndey bokk baay mu war ni la carrément fii am na solidarité donc solidarité boobu noonu dañ koy lancer ci commune Tivaouane Peulh ñàgg yëpp ba bépp seetal bu mënti am ñoom ñëpp ñu génn bañ waxee seen soxla ci côté matériel yaakaar naa ni dañ ci def luñ mën mooy ànd ak li nga xam ne carrément mooy le foyer des jeunes de Tivaouane Peulh di nuyu le président Ibrahima Sori Silla bañ ko sollicité dañ ni carrément président demal lépp la fu mënti matériel mu fa nekk jël ko yóbbul leen ko kon donc dañ ko ciy sant ci loolu noonu di sant bu baax aussi ki nga xam ni mooy Salissi bi nekk au niveau de Niague nekk aussi tamit ki nga xam ne jege na maire chargé de mission de maire te yaakaar naa ni tey bu ma xamee quartier bi bokk na si ñu ma xamaloo quartier bi kon mu ngi taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo te loolu lañ soxla ñun bu nekkee ànd ak monsieur le maire tey lu ñu war mooy wane jafe-jafe yi nga xam ne carrément moo nekk ci quartier yi ñu génne ko mais solliciter ko pour mu régler problème yooyu noonu bu ñu ko mën rek ñu xool ensemble comment faire pour régler ces genres de problème là parce que Olof Ndiaye dafa faral di wax ñaara mën kenn te ñett du bëri kon ñun ñëpp buñ boolee suñuy doole rek yaakaar naa ne lépp luñ bëgg ci quartier yi incha allah. jërëjëf Malcolm jërëjëf caporal maa ngi nuyu waa quartier Darou Rahmane 4 di nuyu monsieur le maire di nuyu le président Senghor le président de tous les délégués de quartier de Tivaouane Peulh et de Niague et environ di rafetlu aussi vraiment taxawaayu ndaw bi ci giital Ousmane ak ñu mu àndal ndax comme ni nga ko waxee opération set setal lañu wax góor jigéen mag ndaw ñëpp génn kon vraiment maa leen ci sant bu baax a baax ci engagement bi nga xam ne ndaw quartier bi ak magu quartier yi am nañ ko ci lépp loo xam ne nii dafay concerner développement quartier bi maa leen ci sant bu baax di lancer appel rek ci kilifa yi bu ñu waxee kilifa yi dinañuy wax monsieur le maire ak ñu mu àndal ñu gën ñu bàyyi xel ci jafe-jafe yi nga xam ne am na fii ci quartier bi muy jafe-jafe ndox muy jafe-jafe aussi courant li ñu ci mën a jàppale daal nañ ci jàppale parce que quartier bi aussi dafa bokk ci quartier gën a gaaw a màgg ci fi mu toll nii parce que lu ñu wër yëpp ay espace la waaw di sant daal ñëpp di sant aussi le président Mor Dieng di sant sama jigéen Salissi bi lépp lu matériel bi brouette balai pelle masque yëpp vraiment moom ñu indil jàppale ñu kon Sali ñu lay sant bu baax a baax ñun bu ñu ñëwee am na lu ñu démarré ci quartier bi def nañ fi teen
def nañ fi aussi ay lampes solaires mais xam nga Malcom benn nit mënta def lépp man ak waa quartier bi yëpp ku ci nekk la nga man def nga ko mais day am loo xamante ni bu ñu ci eggee tamit kilifa yi rek ñoo ci mën a jàppale kon dañuy lancer waat appel rek ñu jàppale ñu parce que fii li courant yi ngeen gis nii wóorul nawet nañ jëm te fii macha allah dafa bëri ay xale yu ndawaan te courant yi wóorul lu nekk mën na ci xew donc ñu ngi séntu daal li nga xam ne monsieur le maire waxoon nañu ko muy poto yi balaa yàgg rek suñu borom mottali ko ci yéene bi nga xam ne am na ko fii ci quartier bi yàlla mottali ko ba lépp mën a sotti ci jàmm ak salaam. ñëwaat xanaa di profité rek ci occasion bi di jàllawaat ay mbokkam di wax ni soxna Marème Waar yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaare àjjana njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla def barke. waaw xam nga li xew moom ñëpp xam nañ ko muy cas de meurtre mais lu ko gën a waral bokk na ci ñàkk éclairage public parce que xam nga dem nañ ci kër gi léegi gis ngeen nu mu mel foofu la nuit dafay lëndëm du am courant amul dara te dafa wéet donc dañuy jàpp ni daal bu fekkoon éclairage public am na fa xëy na situation boobu aussi mënoon na bañ a am di wax rek aussi dëkkandoo yi dañuy gën a jàppalante suñu biir képp koo xam ne dégg nga dara sa dëkkandoo guddi nga la waay nag ma woo parce que nee naa leen sama téléphone du ma ko fay te kàcce la boo xam ni ñëpp joxante loxo ku ci déggati dara guddi lu la jaaxal wool délégué bi woo dëkkandoo ñu génn en masse pour mën a faire face ci situation yu mel noonu. merci waaw xanaa bu baax di leen sant rek Malcom di sant caporal ci liggéey bi ngeen def ci commune parce que vraiment gis naa seen engagement ci commune bi ngeen nekk ay ndaw nekk ay jeunes vraiment maa leen encouragé bu baax a baax ci liggéey bi ngeen def. mbokk internet yi ginnaaw ba leen nuyoo santaat leen ci teewlu bi lii la leen ñëwoon jël si fii ci quartier Darou Rahmane 4 donc gis ngeen jafe-jafe yoo xamante ni ndaw ñi kilifa yi ak délégué yi daal nañ koy soulever daal nañ ci àddu daal nañ koy wax di ko kaas en même temps daal nañu artu yëgal autorités yi ngir ñu daal leen wallu waaye nag li ñu fi wax yëpp lan lañ mën a jàpp am na loo xamante ni dem na ci compétence su maire waaye it am na loo xamante ni dem na ba ci kaw muy compétence état donc tey jii nii comme monsieur le maire nu mu ko yàgg di waxee moom mooy suñu président wala moom mooy président moom mooy premier magistrat gox bi lépp loo xamante ni interpellé nañ ko ñu ngi koy ñaan mu gën ci taxaw lépp loo xamante ji nii bokkul ci domaine am bokkul ci luñ ko transféré domaine yoo xamante ni domaine de compétence transfert la ñu ngi koy ñaan mu daal di taxaw xeexal bile askan ba tey jii nii ba ñu mën a am gain de cause lu ci mel ne tey jii nii ndox lu ci mel ne tey jii nii courant ak i poto lépp ñu ngi leen ciy xaar pour ñu daal di ñoŋal nekki ñu ñoo xamante ne tey jii ñu ngi fii ci quartier bi donc mbokk internet yi ñu leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi ñu leen di jox di daje ci beneen émission ci beneen waxtaan loo xamante ni jëm na laale na lépp loo xamante ne mu ngi fii ci commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab jërë ngeen jëf